nga nuyu ñëpp nuyu waa Jalaaw ñëpp di gërëm ñëpp di sant wàllu tax di nuyu waa Jalaaw TV match ba dem ba mën naa si wax li ma si wax mooy ne waa li tax def ñu bonne faute parce que match bu ñu ko jàppoon na stade ba la dañ koy footballé lii lépp du am parce que diggante bu xate daa am nu ñu say demee ndax yenn kaw benn la am nañu jërbaat yenn kaw waaye am nañu jërbaat ndita bu na nga xam ne mot ko si woon bon bi ñu jógee fii ñun parce que jeex nañu yenn kaw boo ko mën a waxee parce que boo demee ba tollu foofu fi ñu tollu démb ngomeen dira moo leeta nga jàll yéeni géej barayul mais nañu bàyyi ñu dem ñu àgg stade bon problème du am mais booy ñoom bi ñu tourné dañu commencé sànni xeer ñoom dañu tourné commencé sànni xeer Aziz moo wàccee di calme booy ni yi man wàcce moo oto ba léegi man bi booy bi sànni móol bi si la door a wàcc oto bi booy bi mu sànni móol dafa sànni móol bi daw sànni móol bi daw départ gën a ful bi daw man bu mu wàccee doon naa ko seet mais dafa daw gisuma ko loolu moo indi tension bi mais tension moo na ñàkk bu ñu waxtaanoon comme ni ñu waxtaane benn attention du si am mais waxtaanuñu ñu waaye ko waxtaanuñu parce que affaire bu mu amee même góor gi ñaar moo fa ñëw di calmer booy góor gi ñaar boobu mu gis nañu ko moo fa ñëw di calmer booy mais na tension fu mu toll pour calmer leen dina jafe parce que góor gi ñaar mu leen calmer parce que tension fu mu toll woon la dana jafe bon lii moo na si ñàkk ñu football ñu dem stade ñu gagné leen ñu ñibbisee mais diggaan ñoo jekku na mais benn jekkul nee na bàyyi ñu dem stade ñu xam ne jekk na waaye jekkunu nee na bàyyi ñu dem stade ba àggee stade dañoo xam ne jekk na waaye jekkunu mais ki jekku ko moo la ko jaatee ani yee yàq ban njëriñ na am yàquñoo tam Aziz yàquñoo tam saa nu ñu xeer yenn kaw gis nga bu instant bu nekk si biir dëkk waroo xeex lu jërë sóor la waroo xeex parce que toujours yow yaay yàqule te bon loolu amul sens loolu daa amoon am nga lu fekkee naa ko si affaire bi non daf ko sànni pare-brise bi si laa génne tii porte bi génne booy bi daw booy yi ñëw commencé sànni pare-brise sànni oto bi sànni muuli si pare-brise bi non man daw ma boobu man Sirif mu yenn kaw Sirif Diouf tey Sirif Diouf xam nga ko Sirif Diouf noo taxaw Sirif Diouf noo taxaw moom te mu doon kan boo yenn kaw maa Sirif Diouf noo taxaw booy bi sànni mu sànni muuli si oto bi man maa ngi taxaw daw ma nag yàlla xam ne daw jóg ma ba léegi boobu maa ngi taxaw maa Sirif Diouf mu taxaw parce booy sànni bi ci mu oto bi ba booy bi muy génne gaz bi maa ngi koy yuuxu si biir oto bi la ko génne gaz bi ñu ñoo ko ma si oto bi la ne woon non avant gaz bi génne naa oto bi génne naa oto bi taxaw damuma ñoo ko ma kon di sànni xeer si oto bi ak mool si la booy bi wiiri bu ñu tëjee parage bi ñoom bi ñu tëjee parage bi si la yóotu gaz bi boobu taa bëggoon naa dem mais Sirif bu non bul dem parce que ñu ngi sànni xeer c'est booy bu jël gaz bi dóor ko si oto bi daw ki dóor gaz bi ak ki ko jël bokkul moom bu ko dóor oto bi gaz bi si oto bi daw booy ba mu jël gaz bi di ko yóbbu musu ndox yi ak bidon yi si ne woon yëpp ñoo nga si oto yu boobu bi ñoo ko jël waaw boobu supporter yi ñëpp ñu ngi sànni tey xeer boobu ñëpp ñu ngi sànni tey xeer parce que am xeer bu jotee ñëpp ñoo koy sànni mais en tout cas faute bi moom waaye ko ñëw faute bi parce que bu ñu bàyyee ñu dem sànni xeer du am wante du sànni xeer parce que mooy li ñu rek tali bi ñëpp ñoo ko bokk foo neex jaar tali bi waaye neex jaar tali bi
ala marta ba jeexul amuñu ñuy yàqal mais bu ñu bàyyi dem stade lépp du am mais ku dem bu toll foofu si yéen kaw léegi nga jeexal yéen kaw léegi nga jeexal yéen kaw mais lépp waxtaan moo ko woon a jëkkee mais waxtaan dafa des sa yéen kaw dafa waaw xam nga bi mu defee loolu mooy li la Aziz wax bi ñu àndee si oto bi seen doon ñëw bu mooy chef de village suñu chef de village bay siit ya pour mu sécurité bi boobu daal boo ñu ngi taxaw si frontière ni ak yenn kaw foofu lañu fekk ñu taxaw te de am mooy la mooy bu am fa tolloo sécurité bii ñëw te bàyyi lu ñuy jour stade te yenn kaw am na supporter stade am booyu xaar fii am nekk stade mais est-ce que dañu bàyyi ñuy jour ci stade si noonu kese est-ce que wóor na wóorul si la booy leen ñu ànd ak booy Aziz calme leen ñu ànd di dem Aziz jiitu ba oto beneen bi yoroon suñu esiko di tëgg nu neexee ñu ànd di dem def benn calmement mais est-ce que avant sécurité wóor nun waroon man yar nuy bopp avant sécurité avant zone bi wax si wala ma yar suñu bopp parce que lu tax bu ñu jàppoon sport la ñu bàyyi waa ndax dem laal xew terrain ba bon li du fi mais waa zone fu ñu nekk stade dañ mën a gérer stade mën a gérer biir dëkk bi mënuñu donc def nañu faute parce que avant marché bi war na xam tension bien kaw en état li mu laaj ñoom xam nañu ko parce que kenn doon ko jàngal parce que mooy dër bi gën a métti si jalaaw di tax yenn kaw parce que ku ne la yombal nax na la bon loolu am nañ ci benn faute parce que war nañ xam ni tax yenn kaw boo na sécurité bu mat benn erreur bañ ci am mais xëy na kon ko sa xel fi mu toll rek wax yi ñëw xel foofu la toll woon mais daal pour man loolu moo na si ñàkk sécurité moo na si ñàkk sax pour man bu ñu bàyyoo ñu dem ñu àgg stade lii lépp du am bu ñu yegg fii tey man daal loolu am na. waaw parce que ñun suñu supporter àgguñu stade bu léegi xam nga seet da nga seetlu ko suñu supporter àgguñu stade ba léegi àgguñu stade ba léegi suñu supporter loolu pour man du dara parce que xam nga tax mooy bon li ñangal def yenn kaw daf nañ ko démb tëb nañu barrières yi yàq ka fekk nu nub zone duñu yëkkatal ñu xat fa mbaal ya yëpp noonu leen di gis te pourtant ñu supporter àgguñu fa ñay supporter la bon tey ñangal àtte nekk fi ci mbelengi si lekk ajee ni te yaaxa yenn kaw yaaxa nañ mbaal yaaxa na mbaal stade ba ñëpp gis nañ si ñoom gis nañ si président zone bi gis nañ ñaafa ne ñëpp gis nañ ka bonte loo ab àtte la rek amul raayante ginnaaw ab àtte la rek ah waaw ba tey mën nañ ko àtte parce que tax bi ñëpp match do am man yéen a ñëw stade man maa ki ñëw noonu du stade man ba ñëw fekku fa équipe yéen kaw boo fekk naa ñu dem fekkuma leen fa nam mais fekk naa fa supporter yi mais équipe yéen kaw bu mu demee lu tere bu ñëwee seen supporter lu ñuy xaar stade seen équipe dem na nañ dem pour man seen équipe bu mu demee ñoom dañoo topp seen équipe dem ñu jël seen équipe dem parce que wax nga ko ñu suñu supporter ne ko aw ñëwul stade mais non man bi ma leen fekk foofu fekku ma leen fu ñu réclamé passe à vrai dire damay fekk ñu tax si kaw tribune bi di yuuxu ci saaga aussi boobu tax ñu ngi ci di yuuxu di saaga mais man parce que fekku fa équipe ba mais ba supporter faa leen fekk mais supporter en quelque temps lu am seen équipe dem na nañu dem pour man dañu seen équipe bu mu demee dañu war a dem topp seen équipe moo leen fa yóbboon équipe la nañ dem mais demuñu dañu fekk suñu zone fekk duñu yëngal xar fa mbaar ya foofu zone mën na fa àtte kañ bu jaar yoon war a mën a àtte parce que mbaale aw yoon new si ñoo kala du ñuy jur
xanaa ab jour du fa wala daale bon nag jour amul leen parce que jour il faut ñu protéger ña te bu ñaa génn gis naa bu leen ko gendarmerie dàqanee ña mais génnu ñëf suñu kanam bon kay foo amul lañ fi waxaat. salaamaaleykum waa Dialaw TV ñu ngi leen di nuyu ñëpp di nuyu waa àdduna bépp parce que Dialaw TV je pense que àdduna bépp ñu ngi koy suivre suñu mbokk yi nekk extérieur ak ñu nekk Sénégal yëpp man nag maay Goy Diop dëkk Ndita di am lu ma metti lool si di am démb parce que je pense que yenn kaw Ndita benn bopp la. mën naa ne mënoo dugg si benn famille si Ndita te gis loo fa ab waa yenn kaw wala boog à 97%. donc lan moo ko fi jar ba violence bi am mais nag aussi nañu waxante dëgg rek affaire bi dama yaakaar ne dafa dem ba weesu cadre sport man du tey la ma dugg si nawetaan ay match yu bëri jaar na fi Etienne Garay Etienne gagné dirigeant yi Garay dem Etienne félicité ñu man mii en 97 bii nu Etienne di gagné final ñun ñoo ànd ak président Abdallah Dione ak Lamine Ndoye ak Pape Gueye capitaine ñu dem félicité photo wu ak joom félicité waa Etienne sa fuural ba donc loolu du tey en 2005 la même chose donc tey jii ba fekkee ne Garay yi dafa commencé gagné Etienne commencé réagir nee na li bon man duma xam fan la ma situer responsabilité la dul dama nakaan waa Etienne sama xalaat en 2016 dañu déggal nuy imam yëpp ak nuy responsable sage yeeg yëpp boobu Adama Ndoye moo nekkoon président ASC Etienne Pape Gueye nekk président bu ASC Garay mais bi ñu demee foofu pour football ji dañu dévier supporters yi et c'était préparé parce que dañu ñëw ba kaw xeer yi bi ñëwee ba kaw xeer yi ñoom ñu ñëw ak mbër yëpp ñu ñëw in dogal ñu déggal nuy waajuran ñu dévier in dem bi ñu demee terrain ñu dem football ñu dugal benn bi Etienne ñëw jël ay affaire suñuy camp ñoo rombanu nii maa ngi si banc bi ma ne ba kenn jox bàyyi la ñu dem pour lan pour déggal suñuy waajur ndeg violence bi mais fin match bi Etienne gagné fin match bi lan lañ si jëlee nu nga toog terrain ay supporters ñëw nañu ba si terrain bi Etienne ak violence mu lu ma metti lool jour boobu donc bu fekkee ne ñun dañoo déggal nuy waajur ñoom déggaluñu wa ilaa ñuy waajur waxuñu mais instant bay baas ak yeneen bokk li ma si xam parce que mënu maa xam lépp wax amoon na man j'ai des amis à yéen kaw fa ma fréquenté donc jarul ma si ma fen mais bu fekkee ñoom day nu gagné boobu année boobu ba pare boole si ay saaga dañu jël seen yëf ba pare in saaganu loolu ndax neexul a digérer si xol man un ami m'a appelé avant-hier mu ne ma booy mu ne ma match bi dama si tiit un ami yenn ko def mu ne ma parce que ñi nekkoon mbaaw ak ñëpp li ñu préparé instant bi dama tiit te booy yoo xam ne kenn mënu ñàkk canaliser ñoo fi nekk mais boobu fekk on avait averti la gendarmerie man bokkoon na ma si ñi dem si Jaraaf Pape Diop bokkoon naa si ñi dem si chef de village Sidé Ndoye ñu wax leen ne dañu bëgg dem terrain te yoon bi voie publique la yéeni kaw dégg naa ne dañ ñu koy tere comme dañ ñu koy tere nag dañu bëgg ngeen wax ak commandant ñu dem fa on a Jaraaf a appelé le commandant mu ne zone bi ñëw nañu fii ba waxtaan nañu ba soob yàlla il va prendre ses dispositions bu fekkee ne loolu am na nun tey jii ña toog Abdou Aziz ñëw ba si yoon bi à hauteur de kër Amadou Thiandoum ak Ablaye Ndiaye ñoo àndoon si terre si kii bi donc bu fekkee day ñëw fat affaire boobu am moi je dis que c'est préparé
parce que lanu leenu avertir loolu la ba pare fii du leen fi jaar nu ngi leen di xaar fi leen jaaroon premier match dóor nu du leen fi jaaraat mais Abdou Aziz étant responsable nan laa bàyyi ay supporters am gannaaw dem stade toog bàyyi supporters am alors que ñu ngi fi guerre bi ba kii ba ak dee la am moo war a jëkk a dee moom président dañu waxante dëgg rek te Abdou Aziz ba tàllalee loxo da avertir na ñu ngi nii moom yenn kaw laa nekk xam na li xew fii yenn xam na lu am na ay waa ndi tax yéen nekk yenn kaw yenoo informé am na ay waa yenn kaw yéen nekk fii yéen informé waan tax donc nun xamoon nañu ne njortoon na ne lii dina am nun nu génn nu équipe yóbbu ko faneen regroupement bàyyi fi supporters yi pour bañ retard parce que en 2016 tout woon nu retard man mii ma averti le président Omar Faye ma ne ko nu équipe mu nga fële waaye kaw ne duñu jaar te heure bi jot na jour boobu arbitre bi yoonam ne aussi ba fekkoon ne dañu retard danaan ñoo fa toog ba heure ba yenee ñu la soog a ñëw donc c'est dû à ça loolu moo tax tey ñu jël bañ retard boobu moo tax ñu génn nu équipe bi ñaa coow fii nu équipe mu nga terrain nu équipe mu nga terrain kii ba fekkee ne kii Abdou Aziz ba fekkee ne moom violence bi si moom la jógee mais nun ay responsable lañu mais dañu kaa sanctionné mais moom depuis vidéo yaa ngi si man nii mii depuis toujours moom mooy ressembler supporter di ñu wax ne bëgguñu coow même beenu saagee sax bàyyi leen ñu dem ba ñëw parce que soxlawuñu coow soxlawuñu dara lay leen wax muñ leen vidéo yaa ngi fi ko bëgg mën nañu leen envoyé vidéo yi mu doon sensibiliser supporters yi vendredi mais nan la sensibiliser supporters vendredi ñëw la woote ab violence c'est impossible danoo xalaat fii ay responsable ñoo fi nekk te lépp lanoo def dama lay xamal waaye ne kaw ne lépp lanoo def ñun dañu see yëgoo ak nuy kilifa parce que duñu def dara sans nuy kilifa dañu am ay kilifa fii ndi tax benn bopp la banoo bay terrain bi même ba nu xaar tracé wala nu la bay sax dañoo avertir nuy kilifa ña jox nu ndigal nu la soo ko def loolu donc loolu la quoi pour le moment bon jàngat bi man day wax dëgg yàlla def na ma la nekk te sama xarit boobu tamit nee na loolu moo ko tax a bàyyi nawetaan parce que ndax gis nii ay supporters yi yenn kaw la def te amuñu kilifa déggaluñu kenn mu ne booy bàyyi na ma nawetaan on s'appelle au téléphone président AFA 6 de passage démb il m'a appelé mettre lu affaire bi parce que mooy woon sama président moi je suis le secrétaire administratif de la zone moom mooy woon sama président CQRP il m'a appelé nee na bi mu xalaatee lii te xam ne li du jëm kanam dafa génn dëkk bi dem Tëngéej la yendu démb il m'a appelé hier soir mettre lu affaire bi lii ka amul lenn la mul si metti doo nit li ma def mooy nañ continuer la wax ak nuy doom li nga affaire bi yar bi commencement ba la mais doo bàyyi ba xale yi nekk mag bu di ñu soo ko yar ba nu topp fougue de jeunesse parce que suba ko si am problème sa mbokk moo la jox yenn kaw ko si am problème am na ay mbokk ndi tax yàlla jox ndi tax ko si am problème ay mbokk yenn kaw yàlla jox donc affaire bi sa way nañ ko teg si cadre sport ka gañe na xam ne gañe la football ñett yi moo am victoire nul défaite la ñëw rek xamal ne yàlla moo ko teg sa kaw mais équipe yi du ma dóor loolu amul si àdduna mën naa dóor ba si yàgg mu commencé fayu mais mën naa dem ëllëg u fayu aw tamit mais nañ ko teg si cadre sport rek xam ne loolu la résultat bi moo compté tey jii wóor na ma ne tey jii ngénte am takk am na si bi ak kéet ay waayee ni kaw nga fa ay jours yi yenn kaw ñu ngi fi est-ce que dañu génne dëkk bi duñu ko def tey am na ay membres yaa xam ne dañuy jigéen si bureau bi yenn kaw wala supporters yenn kaw wala comité H bi yenn kaw ñu ngi si dëkk bi ñu la fi naan mosuñu leen wax ne sa bët bii suuf a gis te tey jii bu fekkoon ab waa yenn kaw ab waa ndax dugg na jour boobu yenn kaw la seet kenn ñenn émaale ko saway xel yi nañ ñëwaat ba bàyyi di dox si maay ni nit ñi naan diw moo tooñ ka nekk xam na liw capable ak li capableul fii ndi tax la ñuy doom def baa taxawee ñeneen ñoo ko def yenn kaw bañay la ñuy doom def
bay taxawee ñeneen ñii ñoo ko def mais ba nu jéem a kii foofu affaire yi di ko làq-làqal voie publique la quoi nañ ñu bàyyi la preuve en est que gendarmerie démb bi moo escorté jour yi di ñu yóbbu voie publique bi lañ jaaruñu biir yéeni kaw tey foo jaar fii biir yéeni kaw nga jaar foo jaar faneen biir yéeni kaw nga jaar voie publique moo fi nekk xanaa duñu jaar géej loolu la merci gars yi. asalaamaaleykum ñu ngi ziar di rafetlu vraiment interview bi mu nekk loo xam ne si lépp si actualité match bi woon démb ak actualité bi concerne mooy suñu ASC mooy ASC Garay man nag may Jamil Gueye boo xoolee man maa nekk si wetu présidente comme moom amul jot parfois di wax ak nit ñi man maa nekk si lien bi mais man aussi man yàgg naa yëngutu si ASC bi parce que man nekk naa joueur nekk naa président commission finance si ASC bi donc xam naa ASC bi aussi ban yan activité la ñuy def ak lan mooy seen yéene toujours ak ban professionnalisme moo nekk si ñoom si wàllu liggéey ba tax na ñun non violence bi dañ ko mës a xeex si suñu match yëpp du match yéene contre yéene kaw sax parce que bi ñu fàttaloo Garay moom moo nekk sportivement fair play ñoo mës a nekk meilleure équipe ñoo ASC Lungas loolu dafa mës a nekk fii ñun mësul nekk suñu deret ñu yàq match mësul nekk suñu deret ñu indi violence moo tax chaque jour ñu ngi wax ak suñu supporter ak suñu doom bi man mii sama kër sama doom yi damay wax ak ñoom tout le temps coow li bëgguñu ko parce que ñun suñu ASC sa bëggul coow ba tax ñun mënuñu aussi di football di créer histoire mënul nekk parce que ñun dañu gëm ne ñun bu ñu amul coow dañuy gagné dañu ko gëm kon mënuñu gëm loolu ba pare def le contraire mënul nekk ba tax na suñu diggante Etienne li si am dañu koy naxarlu ñun ñëpp dañu koy naxarlu parce que ñun am nañu ay mbokk Etienne am nañu fa ay xarit vraiment am nañu fa ay xarit yu ñu fasanti kóllëre démb fu ma siggee rek gis sama jarbaat wala gis sama xarit wala sama promotionnaire donc keneen ki góor mag aussi mi wax léegi moom tamit noonu ñi fi nekk ñëpp am na si ñoo xam ne am nañ kes si match bi mais boo xoolee violence bi fu muy jógee nañ ko wax violence bi supporter lay jógee d'accord parce que supporters yi ñoom dirigeants yi ñoo wax ak ñu war a wax ak ñoom parce que dirigeants yi aussi am nañ si part de responsabilité ñun suñu part de responsabilité moo taxoon chaque match chaque jour bu ñu jógee entraînement dañuy taaj supporters yi di wax ak ñoom non violence mais boo xoolee ba si biir aussi mbir mi ñun yéeni kaw yàlla moo leen nattu ñoom ñu am dëkk bi terrain bi nekk seen zone ñun fi ñuy jógee di ñëw terrain bi faaw ñu jaar seen zone donc bu ñu amee match mënuñu jël ay voies aériennes mënuñu jaar feneen fu dul jaar si tali bi te yoon may nañu ko fa la ñuy jaar ñun nag du ñu am fu ñuy jaar ba pare ñu war fa jaar ñu ne duñ fa jaar donc boo xoolee loolu mu indi problème bi démb te loolu bàyyi woon nañ ko xel nag parce que mosoon nañ fi dal en 2016 effectivement moo yoon fi coow lu rëy te fi mu amee woon sax moo gën a jege sax fi mu am bi démb pour wane ne ñoom chaque fois ñu ngi ñuy provoqué si loo xam ne ñun daf ñuy bett parce que chaque jour dañuy yaakaar ne maturité boobu am na si yéene kaw maturité mooy dirigeant yi war nañ mën a éviter loolu mais nag ñun dox nañ si am nañ suñu benn saison boo xam ne suñu président ASC Pape Gueye ak Amadou Ngom daje nañ pour jàmm sax si diggante ñaari équipe yi loolu dox nañ si Amadou Ngom de passage sama promotionnaire la moo Pape Gueye sama grand frère dox nañ si pendant des années pour équipe bi jaar si ñaari équipe yi am fair play mais loolu tey jii bu demee ba loolu génnewaat je pense que problème dirigeant ngi si parce que Amadou Ngom il fut le président de l'ASC Etienne moom doon na si jamono yooyu je pense que amoon na situation yi dafa atténué woon boo xoolee donc mbir mi noppi waru ko dañ di war a di waxtaan boobu moo si war a am yoon mais boo xoolee problème mu personnalité la man ASC Etienne je dis hautement ma voix est libre problème mu personnalité la parce que li tax ma ne la problème personnalité parce que manager dafa jafe parce que Abdou Aziz mi nga xam ne mooy nekk vice président ASC Garay
il s'est battu toute la semaine depuis ñu programmer suñu match yenn kaw je pense que il a tout dit il a toujours dit que non violence gars yi bu ñu nañ dem dóor yenn kaw ñëwaat coow bëgguñu ko donc loolu dafa nekk loo xam ne répétition la woon ci moom te chaque jour mu ngi ko doon répété donc loolu tey jii xaw ma ndax président ASC Etienne def na ko xaw ma defu ko mais loolu moo mës a nekk suñu objectif suñu principe donc loolu pour man loolu du lu ñuy werante ASC Grey fair play du ñu lu ñuy werante ñun suñu problème man day sama problème man je me dis que du ma ne waa yenn kaw mooy sama problème mais je pense que yenn kaw seen président ASC bi ñuy am aussi war nañu am benn genre philosophie boo xam ne ñoom chaque jour seen équipe yi ñu ngi leen di waxtaan ak ñoom di waxtaan ak seen supporters yi parce que loolu je pense que bu amul problème day am parce que président bu ñu am bu waxtaan amee rek année boobu donc boo xoolee mandat boobu diggante yenn kaw ak Grey donc situation yi day atténué wu mais chaque fois bu ñu changé président rek boo xoolee président bu ñëw ak réalité am donc affaire bi mu ngi si ni ñu koy ménager man loolu laay wax man nag dëkkuma yenn ko fii laa dëkk mais man du question dama leen di jàngal ñoom ni ñuy ménager déedéet waxuma loolu de mais dama la bëgg xamal ne man sama bopp man dama jàpp ne yenn ko problème mu président la ñu am parce que président bu ñu am problème bi doo xoolee posture bi day changer président yi fi jaar yépp ku si nekk xam naa la du ma tudd tur mais damay ñaax rek dirigeants yi aussi yenn kaw ak Grey parce que lii dara xaju fi te aussi boo xoolee man yenn ko bare naa fay xarit ñii bare ñu ASC bi ñëpp bare nañu fay xarit ba tax na nag man damay wax ne yenn ko laaj na ñu toog waxtaan affaire bi sport kese la day jeex man sama wetu kër ay waa yenn koo nga fa si benn céet bu fa nekk ay dirigeants yenn koo nga fa ay joueurs yenn koo nga fa ñu bokk comité as yenn koo nga fa te ba léegi ñun kenn amul audace dem foofu di wax ñun de au contraire dañ fay dem sax bokk ak ñoom xew bi pour wane ne affaire bi ñun ñëpp benn lañ donc tey jii je vous pose la question est-ce que lii am nii bu ñu demoon tey jii bu amoon xew bu am yenn ko est-ce que dirigeant yenn ko li tax dañu am audace dem foofu c'est la question que je vous pose parce que affaire bi nañ xool mbir mi te jàmm sax si te jàmm lañ bëgg chaque jour loolu la ñuy ñaan man daal li ma gisee daal mooy problème management moom si problème ASC yi waaw loolu mooy sama problème mais suñu président vice président Abdoul Aziz Thiom wa dëgg yàlla il a tout fait pour jàmm am loolu moo tax ba ñu toggee regroupement xelam dalul mu dem xool ba xam supporters yi si lan lañ nekk pour ñu mën a dem si jàmm ba mu demee pour accompagner leen lii am te lii am ñaaw na démb rek maa ngi dem si benn jaaykatu yàpp ndeysaan bu dëkk yenn kaw moom presque boo xoolee yenn li tax la yaroo waaye li tax ñoo ko yar waaw si Papu Ali Gueye lañ ko tuddee mu ne ma lii xew nii xam naa ne jógewul si yéen mais nag yéen ay professionnels ngeen il m'a dit clairement que ne yéen ay professionnels ngeen parce que yéen du leen créer histoire waaw lii am ni nag war ngeen waxtaan lii dal Abdou Aziz Thiom metti na mu ngi koy mettilu donc pour wane ne affaire bi ña ko mettilu bëri na mais ñay yàq aussi kenn mënu leen canaliser waaw donc daal affaire bi daal boo xoolee ba si biir daal nañ ko ne di on va se battre pour non violence bi am quoi man daal loolu mooy sama xalaat si match boobu waaw donc Kouna Fall aussi mooy mi xam ne mooy suñu présidente ASC man fan yëpp maa ngi dem këram parce que moom du ma jógee këram waaw du ma jógee këram tout le temps mu ngi wax si matchu ASC Etienne ak ASC Grey chaque jour mu ngi siy wax jàmbaar la parce que moom dafa nekk si diggante ñaari ASC yi borom këram yenn kaw la dëkk ay doomam sax am na ñoo xam ne yenn kaw la ñu faral mais moom chaque jour mu ngi leen di gérer pour wane ne ñaari ASC yi benn lañ waaw te moom dafa nekk si diggante ñaari ASC yi ba tax na moom alal bi mu yor sax bi ko yàlla may sax chaque jour mu ngi koy distribuer diggante ñaari ASC pour wane ne ñaari ASC yi benn lañ chaque jour mu ngi def effort pour ASC yi nekk si jàmm waaw parce que moom dafa bokk yenn kaw bokk ASC Grey fi la dëkk mais yenn kaw aussi fa la dëkk pour wane ne ñaari équipe yi lu war a mën a tere ñu war nekk si jàmm donc loolu dañ koy saluer aussi mu nekk loo xam ne moom lay dox si lay yëngatu jàmm ak salaam lépp mu ngi yenn kaw lépp mu ngi di tax
ñaari dëkk yi dafa leen jox cër pour wane ne ñun aussi ñun loolu xam nañ ko donc ñun amuñu benn intérêt di andi luy dissocier nit ñi fii amuñu ko man xam naa li nekk ci nit ñi xam naa li yéene bi nekk ci dirigeants yi ñun ay professionnels ñun nag wax dëgg yàlla dafa am benn message bi may lancé mun ñun suñu ASC bii ñun séntu nañ leneen du dul nekk fi di créer ay violence parce que on veut avancer dans le sport bii dañ si bëgg avancer dañ bëgg dem te incha allah kenn duñu teree dem dañuy dem parce que on a les dirigeants qu'il faut on a les joueurs qu'il faut on a le mental qu'il faut parce que ñun suñu xel weesu nañu fii ñun dañu war a dem ba tax na ñun violence soxlawuñu ko parce que sport professionnalisme moo ko yor waaw parce que ñi nekk ci staff bi yépp ku ci nekkoon nga joueur wala nekkoon nga dirigeant bu ñu postuler ci ASC bi ba tax na ñun on connaît le sport xam nañ football dañuy xam football ba tax na ñun football moo nekk suñu xol ay sportif lañ waaw ba tax na ñun je pense que lii dañ koy metti lu parce que ñun dañu bëggoon démb match bi am pour ñu wane ne ñun sport lañ gëm dañ ko bëggoon parce que moo nekk suñu xolan waaw ku su nekk da ngay bàyyi sa liggéey sax di wax ci wàllu ASC bi pour wane ne cofeel bi nga am ci ASC bi wallahi lazim depuis nawetaan am ba léegi nawetaan commencé ba léegi kenn amul jàmm mais nag yàlla suñu borom moom mi nga xam ne mooy indi jàmm ne indiwaat jàmm incha allah ba ñu fubal ak match bi incha allah anam bu ñu ko mën a fubalee incha allah nous on est toujours confiant amul benn équipe bu ñu ragal fii déedéet amul benn équipe bu ñu ragal fii ba tax na ñun on est prêt à jouer on va continuer la compétition incha allah que Dieu nous bénisse bu soobee yàlla.